Boss aka Dou from Harlem City gang Production. ak fi réew mi toll bur nga jox mu bopp sama xol bi sedd mel na xolu yaay seex ak fi réew mi toll bur nga jox ñu nopp suñu xol yi sedd mel na xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex Issa yaayu seex xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex Issa waa ndeke mer ni la war a mel lii ko mu metti di nga mer ba dee kiñ fi teg di joobul nañ ko ànd ñun ñëpp waxte dee mbur waroon naa dépassé fii te dañ ko accéléré kenn bëggul nawet joor ndax dafa koy daal di salte ba nga fi teewee ci la xol yëpp daal di dund mbégte bu daw di gestu amul ragal tefes ñoo ngi sa ginnaaw bu ñàkk bu xeex ak ku yor kon dafay gën a ndóor waa golo ku koy dégg naka nopp yëpp dégg Cheikh Issa taal na xolu noonu wowal tidu sa boor yaay messi mbuur jombalee par 5 di ko marqué jeunesse bi ñëw la bëgg ku bañ ma ñef koy marakis yaay dàq si ñun lawal deuxième troisième ñu tarxiis ñun ñëpp yow lañ bàyyi xel moo tax ñu bàyyi mbëkki sant su 11 ginnaaw raay ku seen futur maire Médine Oncat sa tëddoo ku seen futur maire ak fi réew mi futur maire bur nga jox ñu bopp sama xol bi sedd mel na xolu yaay seex ak fi réew mi toll bur nga jox ñu nopp suñu xol yi sedd mel na xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex Issa yaayu seex xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex Issa lu dul am dem parel te xam ne doo fi tuus seen carrière bi yàgg ndax daa sugu ci dugg kenn duñu jaaylo suñu carte ndax ay béton tali bi yàgg yàqu tey nga soog a am béton kapoor bi yokk salte mbuur a gën a bëri mbalit loo mën a teef na tur pas kuréel gi ak Cheikh Issa tefes gën a neex léegi am nañ fii kuréel gi mbuur a gën a neex léegi am nañ Cheikh Issa ku fi dëkkul yaa xam doxa doo fekkee sa tëju maam maariroom feeñaa biir tefes tey man la aatu maan ndeke borom caq du xeex ak ay borom baatu neen li ko mu neexul tey nga nar a siisu rek ba dee mbur ci xeel mbur ci xool man li rek moo ma ñor leere ku ko mën naka defe ne jugal ma toog te àggal liggéey ba capp di soos fay ni boos ku ñu songal tëddoo ko ñettal niveau ba kawe ne garab ko bi ay réew mi toll bur nga jox mu bopp sama xol bi sedd mel na xolu yaay seex ak fi réew mi toll bur nga jox ñu nopp suñu xol yi sedd mel na xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex Issa yaayu seex xolu yaay seex yaayu seex xolu yaay seex Issa Brésil ni la war a mel reeju neex xoli feex ñu di béeg teg si cool pare yaru teg ci baax pare ñàkk problème bul ko laal bul ko jege ne touche pas Cheikh Issa bul ko laal ne touche pas Cheikh Issa ak fi réew mi toll ak fi réew mi toll na ngay faleeku la yëgul ak fi réew mi toll na ngay faleeku liggéeyul ak fi réew mi toll dañu woote ñëpp yëngu si parce que Mbour dafa nekk loo nga xamante ni si li ñu yëngu mooy affaire transport la ñu xam ak président Omar Fall ak ñu mu àndal ak man tam taxi yi ma àndal ñun ñëpp dañu fas nekk si gannaaw président Cheikh Issa Sall jàppale ko ba nga xamante ni li mu bëgg si Mbour moom loolu moo tax ñu tey ñu def suñu mouvement loolu moo tax ñu def suñu mouvement bi ñu def tey jii dem jëli ko këram andi ko président vraiment transport bi dafa xaw a sooxe na trop te loolu alaaji dam wax déggoo ko su yàlla defal lañ bëgg te dina am ndam bu soobee yàlla nga taxawu ci transport ba lépp loo nga xamante ni bëgg nañ ko comme changement bi nga yeesal bi nga bëgg yàlla jàppale ci ba ñu am si njàmm ak salaam ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm si président Omar Fall moom mi nekk ci yàlla gare routière parce que jàpp na ci moo ko ay membre am yëpp jàpp nañ ci kooku ak ñoom li ñu war di def nañ ko ñun tam li ñu war nañ ko def bis balal au soir du 23 ñun ñëpp lañ génn dem woote ji avant midi bi lu jeex waaw ñu fal président Cheikh Issa Sall mu ñëw ànd ak ñun ñi liggéey ba parce que ñu xam président El Hadj Gueye ñu ngi liggéey ci maire bi ñu ngi man ci commission bi ci laa bokkoon dañ daan wax suba ak ngoon mais jusqu'à présent dara changé wu moom nag li ñu am si moom yaakaar mooy xale yëpp wax nañu bu dikkee moom peut-être dina am changement te incha allah changement boobu moom la ñuy daal yéene Cheikh Issa mu ñëw ànd see ñu ci liggéey boobu. Cheikh Issa comme ni ko Maañ waxee léegi suñu association bi bu jógee yow yaa fi ñëw seet si waa garage bi président Omar Fall woo ñu ñun jigéen ñi ne nañu ñëw teew ñu ñëw teew nga yëkkati sa alal may ñu te boobu waxoo waxu maire. ci loolu ci lañ ñu ne xaalis bi buñ ko séddoo nañ ko def association comme ñu ngi ci biir garage bi di daan suñu doole
kon loolu ñu ngi la ciy jaajëfal ndax ki la jox ndékki bu la nee di nga añ ba reer soo goree war ko mën a gëm. dégg naa ci biir wax ji léegi ñu ne futur maire de l'espoir. espoir mooy baatu yaakaar yaakaar googu nag moom la ñu am ci yow ba tax Omar Fall mi nga xam ne waxoon naa la ko keroog ne la ñun jigéen ñi amuñu kàddu ndax ñun ay jigéen lañu doon ay jigéenu jullit nangu kilifteef jël góor ñi teg suñu kanam góor ñi jiite ñu président Omar ne yow la ñu nit ñu ne yow la bu newoon déet it ñu ne déet ndax moom dañoo nekk ci garage nekk ay jigéen di teel a xëy lool di guddee wàcc doon ay femmes de valeur yu am jom yu respecté seen bopp ñu mënoon nekk ci diggi garage bi mu xatal ñu wala mu bañ ñoo yaatal tey mu ne lii tey mu ne lii mais lu am ci garage bi mu ne génne leen wàllu jigéen ñi kon moom fu mu ñu ku la abali bët fu mu la xooloo foofu ngay xool dinañu jàpp nag bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla le soir du 23 yàlla may la ndam mu doon ndam li gën ci yow te jig la nga bañ a doon nag maire yi nga xam ne dañuy defaroo Mbour te bañ a defar Mbour ñu ngi leen yàlla mu doon ndamu jàmm ak salaam di la xamal ne dinañ la gunge ak suñuy doom ak suñuy jëkkër ak képp koo xam ne mu ngi ci garage bi ñu ñaan yàlla nag nga jàppale ñu ci garage bi ndax garage bi soo ko defaree ñun ñëpp nga defar àndu nawle nag la ñu bëgg a ànd ak yow àndu nawle mooy li nga def nii jël la 4 personnes ci biir garage bi investir leen maanaam kaay leen ñu togg ak kaay leen ñu yàq du benn yow nag da nga ne chauffeur yi kaay leen ñu yàq loolu di loo xam ne lu am solo la si ñun. waa Cheikh Issa gërëm nañ la ndax wolof Njaay dafa wax ni peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya te bu ma ñëwee taxaw fii jigéen ñi di ma gërëm yaa ma may doole bu jigéen ñi dee gërëm góor ñi di gërëm ak góor ñi ak jigéen ñi di gërëm yow la Cheikh Issa la ndax moo ma may doole ba mu fi ñëwee ba mu fi jëkkee ñëw wutul woon maire booba wax nañ ko dinañ ko waxaat keneen dina ko waxaat keneen dina ko waxaat ba ñu ñëwee mu làmb xaalis bu bari teg ci sama loxo ma teg ci loxo jigéen ñi mais jigéen ñi duñu ay yàqkat loola la muy bareeg la muy néew lépp ba tey mu ngi ci seen loxo ku ci war a am rek ñu ngi la ciy dimbali te xaalis baa ngi ci seen loxo di tourner ci seen biir kon ñoom duñu ay yàqkat ku leen may loxo ñu dem waaw kon Cheikh Issa ñoo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di ñaan yàlla lii ngay wut yal na la ko yàlla jox yal na la ko yàlla jox te yal na la jig yal na la jig yal na la jig dinaa tudd kenn nag Mbaye Diop ñaar doomu Baye Talla Ñeng moom taxawaayam mat na sëkk dina rucceeku ñëw ci garage bi wax ak ñun loo xamante ni nii njariñul Cheikh Issa la te Cheikh Issa du ko yëg kon boo teewee fii délégation bi teew foog ñu tudd turam wax ko Mbaye Diop ñaa ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla yàggal sa taxawaay yàlla yàggal sa taxawaay safoor yi nag am na ku jot li waxu Omar Kébé léegi loolu ñuy jooy bu Cheikh Issa ñëwee lépp saafarawu te Cheikh Issa day ñëw le 23 Cheikh Issa day ñëw lépp bu ñëwee lépp saafarawu yal na ko yàlla def. waa gare routière ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di jiital si nuyoo bi le président Omar Fall moom di si teg le président Omar Kébé ñaari Omar yi bi ma leen amee xel mu dal bi lislaam amoon bi mu amee Omar bun Xatab bi ma amee ñaari Omar yi xel mu dal boobu la Benno Bokk Yaakaar am
am na ñaari Omar yoo xam ne dëggu bi nekkoon ci Seydina Omar moo nekk ci ñoom jàmbaar ji nekkoon ci Seydina Omar moo nekk ci ñoom bugg seen dëkk bi nekkoon ci Seydina Omar moo nekk ci ñoom gëm seen bopp bi nekkoon ci Seydina Omar moo nekk ci ñoom kon li naan boo tuddee nu tur nit day jël juróom-ñaari jikko ñoom jikko yooyu jël nañ ko ci seen turandoo Seydina Omar kon ñaari Omar yi Omar Fall ak Omar Kébé bi ñu leen amee ñun waa Benno Bokk Yaakaar sunu yaakaar gën na dëgër parce que xam na ne am na ñaari jàmbaar yoo xam ne lu ñu song incha allah dinañ ko daaneel. ñu leen di bàyyi xel nag bu baax yéen waa gare routière bi loolu moo tax non seulement investir nañ leen ci sunu liste bi waaye yéen nag daa mel ni yéen a ëpp chance yeneen corps de métier yi nekk ci dëkk bi parce que ci biir Benno Bokk Yaakaar ci kilifa yi da ngeen see am ay représentants yoo xam ne beneen secteur amu ko ci liste bi boo leen amee Abdou Lahad Sarr muy daasu ministère chargé des transports mu nekk fii bokk ci liste bi muy ñëw di ñu rejoindre mu indiwaale programme boo xam ne programme bu ambitieux la ci transport urbain bu Mbour indiwaale doléance transport bi yëpp indiwaale doléance transporteurs yi ak usagers yi kon loolu def naa première chance mooy Abdou Lahad Sarr ci liste bi deuxième chance mooy Baye Seck Wade ci liste bi Baye Seck Wade depuis 10 ans bi président Macky Sall nekkee ci nguur gi ak léegi defe naa ne li mu liggéey ci transport amul kenn ku ko gën a xam wàllu transport wala ko ci gën a def fii ci Sénégal ngeen am ko moom tamit chance mu ñëw bokk ci liste Benno Bokk Yaakaar defe naa ne kon yéen transporteurs yi amatu leen dara loo leen di jooy waaye ki nga xam ne nag moo yéen depuis des années fii ci Mbour moo doon liggéey ak yéen ci commission transport muy El Hadji Gueye di coordonnateur réew mi moom tamit ngeen gisaat ko ci liste bi mu bokk ci Benno Bokk Yaakaar sans compter nag ñi nga xam ne honorable député Sira Ndiaye chaque jour gis ngeen ko mu nekk assemblée nationale li muy plaidoyer yi muy def pour que système de transport urbain bi am Dakar mu mën a ñëw Mbour te loolu defe naa ne dinaa ci dellu siwaat président Macky Sall fekk si na ko si parce que CETUD Abdou Lahad Sarr mu ngi may doy léegi ne ma léegi dee bi ci ginnaaw nekkatul Dakar waaye day bi c'est durable n'est-ce pas parce que système de transport bi léegi yematul Dakar dafay wër Dakar ak Thiès mooy région de Dakar ak région de Thiès ça veut dire que kon Mbour léegi ci CETUD la bokk durable bi nag mooy dañuy am un système de transport moderne boo xam ne multimodal boo xam ne dootul émettre ay gaz à effet de serre yu bëri donc dafay respecter les normes environnementales kon loolu yëpp chance la pour yéen waa transport ngeen am kàngam yooyu yëpp ci biir Bayati Babou yéen ak moom ci mairie bi xam ngeen bu baax implication ci transport urbain kon moom tamit mu ngi ci biir waa am dem yéen defe naa ne c'est pas la première fois ngeen fekk leen fi moo Diop mu ngi fi président du Karo mu ngi fi bu leen waxee rek defe naa wax nañ ñëpp communication Baro mu ngi nii Mohamed Baro waaye seen fii nag du ay transporteur rek ñoom ñoo fi nekk artisan yaa ngi fi ñoo wër gare routière bi artisan yaa ngi fi ñooy liggéey ak waa gare routière bi te directeur général APDA muy Pape Amadou Ndaw mu ngi fii ci Benno Bokk Yaakaar nekk fi kilifa di liggéey ak yéen chaque jour ngeen koy gis mu leen di gis di liggéey ak mécaniciens yi di liggéey ak tôliers yi di liggéey ak peintre yi kon moom tamit chance la ci yéen ngeen am ko ci liste bi. Oumy Sile Ndiaye mu ngi ci chemin de fer yi xam naa ne moom tamit dina fexe ba terre bi ak ci biir Mbour romb dem Pointe Sarène loolu tamit vraiment chance la ñu am ko ci biir liste bi. li Ablaye Diouf a ngi nii mooy bés du ñàkk sëñ Mansour Sy dafa raw nag gars yi ci vision parce que daf na leen dëkk boo leen dem xool leen ki nga xam ne
moo gën si yéen ngeen ànd ak moom ñoom waa Bës du Ñakk ñu ne du fi bàyyi Benno Bokk Yaakaar. Adja Fatou Fati moom de barki dem ma dañoo dem fële si quartier périphérique yi ñoom ñëpp ñu ne buñ naanee ndox Adja Fatou Fati la ñoom ñëpp ñu ne buñ amee ay financement Adja Fatou Fati la ñu ne buñ amee ay formation Adja Fatou Fati la ñu ne ñu Cheikh Issa sant nañu yàlla bi Adja Fatou Fati ànd ak yéen parce que kat bu àndul woon ak yéen dinañ xaw a jaaxle. Sangoone mu ngi nii toog moom moo représenté fii waa centre handicapé waaye ñoom tamit ku nekk xam na ne transport bi war na leen bàyyi xel bu baax. kon loolu yëpp Seydina Omar ñaari Seydina Omar yi dama leen koy doon faram-fàcceel pour ngeen xam ñii ngeen àndal ne lépp loo leen soxla si compétence ak si expertise rek mu ngi si biir. kii ñëw nii nag tey jii xam ngeen ko bu baax yàgg ngeen ak moom am ngeen ak moom kóllëre gu yaatu mooy le président Saliou Samb. mu ànd ak ay responsable yoo xam ne ku si nekk da ngaa jël sa genn wàll bàyyi ko fii ànd ak sa genn wàll bu ko defee parce que xam nañ ne liggéey bi benn la. liste yi benn la bu am ñaari phase benn phase bi mooy communal benn phase bi mooy départemental waaye spécimen bi mu ngi nii bu département bi tamit nii la mel bu commune bi nii la mel. moo tax ñëpp war a xam ne jour élection yi dañoo war a dem voté ji ñaari yoon da ngay ñëw jël voté ji pour commune bi wàññeekuwaat ñëw voté ji pour département bi bu ko defee Benno Bokk Yaakaar gagné si commune yëpp ba pare gagné si département bi. ñii nga xam ne ñoo laa fi lim léegi ku si nekk yenn saa yi yaa ngi fii ak man yenn saa yi yaa ngi ànd ak président Saliou Samb di def tournée bi nga xam ne moom la war a def au niveau du département. ñoom ñëpp ku si nekk da nga xaaj say troupe xaaj sa mbooloo ñii di ànd ak ñun ñii di ànd ak Saliou Samb loolu yëpp dafay wane ne ñun ñëpp benn lañ. moom mii programme am ni mu ko tërale mooy bu xëyee ban na génn dëkk bi waaye bu duggaatee Mbour rek day xool ñun ban position la nekk moom ak ñi mu àndal ñu ñëw rejoindre ñu ànd ak àggali affaire bi ba 3 heures du matin ñu dem tëddiwaat. incha allah lii moom buñ ko continuer victoire avec la manière au soir du 23 janvier c'est déjà acquis aussi bien pour la commune et pour le département. loolu mooy li ma la bëggoon wax parce que wax leen ne leen doléance yi moom jaru ñu si sori. gare routière bi ñëw nañ fi à plusieurs reprises yoo xam ne waxaguñu woon sax ay candidature ak ay élection waxtaan ak yéen yi nga xam ne mënoon nañ koo faj si saa si am na luñ ci def nañ ci li nga xam ne moom lañ ci mënoon. am na loo xam ne nag après le 23 la ñuy booloo ñun ñëpp jël doléance yi teg si table ji di ko régler benn par benn waaye comme ni leen ko waxee woon incha allah dans 3 ans ku ñëwati. xool Mbour xool système de transport urbain di nga xam ne la woon ak léegi bokkul di nga xam ne pom du néew di nga xam ne tubaab du moroomu naar si xeesaay. loolu laa si bëggoon a wax président Mor Fall bii kii Omar Fall bii moom am na taxawaay fii ci commune bi waaye bu leen fàtte ne moom mooy département bi. kon moom tamit am na ay doléances yoo xam ne am na ko wax na ko fii président Saliou Samb war na jël parole jël engagement ànd ak moom ci département bi bu ko defee ñu def li nga xam ne moom la système de transport bugg au niveau du département bañ am le meilleur système de transport urbain au niveau du département vraiment mu doon loo xam ne chauffeurs yi ak usagers yi ñëpp dina ci gis seen bopp parce que transport du pour transporteur ak chauffeur yi rek transport dafa am incidence ci santé transport dafa am incidence ci éducation dafa am incidence ci sécurité dafa am incidence ci croissance économique dafa am incidence également ci environnement kon transport dafay yaatu ku nekk war na ko bàyyi xel ku ñu ne ngay yor ab dëkk te bàyyi woo xel transport
mooy sa connaissance ci gestion urbaine des na loolu moo tax ñun depuis bu yàgg ba tey transport intéressé ñu secteur du transport intéressé ñu siy gëstu yàlla dimbali nag ñu ànd si ak kilifa yii ma wax nga xam ne au niveau national président Macky Sall dañoo bokk si ñin wóolu pour ñu koy xelal ak di ko liggéeyal si wàllu transport loolu sensu waa Mbour la sensu gare routière la maa ngi leen gërëm baat leen sant. waa Mbour jóg leen ñu sargal sunu maire Cheikh Issa Sall jóg leen